dibeer fukki fan ak juróom-ñaar siiw tam xarit atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàdday ga mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi njolloor gi lu ci gën a fës di nawet bi nga xamante ni bii ak taw bu métti bi nga xam ne taw na ko ni ki démb si Sénégal wërngal këpp nag indil jafe-jafe yu métti réewum Sénégal Ndakaaru rawatina ak ab aneeram di banlieue bi loolee di jafe-jafe yoo xamante ni bii si xalaatkat bii di docteur Benoît Tine lu mënoon a ñàkk la bu fekkee ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ne moom lañ ci waroon dugal nañ ko si ni mu waree waaye teewul jafe-jafe yi nekk loo xamante ni bii askan wi dundoon nañ ko ñoom ñëpp ni ki démb ni ki tey dinañu def xayma si tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal kenn ñàkku si bakkanam bis ni ki tey waaye ñi si feebar yees toll nañ ci fanweer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñooy way tawat yi nga xamante ni bii wér nañu ba dellu seen ak njaboot ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti doomi aadama jamono ji ñu nekk si loxoy fajkat yi buñ sukkandikoo si docteur Alaaji Mamadou Ndiaye mi yor wàllum feegu gi si màkkaanam jëriñ ji wàllum faj ji moo def xayma bis bi dinañ ci dikk nu mu gën a yaatu si biir xibaar yi loolee mooy li gën a fas si xibaar yi yaatal gi nees kiis taw bu métti daanaka moom la Ndakaaru yennoo ni ki démb fanaanoo ko sax si yenn gox yi si réewum Sénégal taw boobee nag indil jafe-jafe ay gox yu bëree bëri Ndakaaru ak aneeram ñoo si gën a raw ndaxte ñoom ñëpp daanaka ay njaboot yu bëree bëri si ndox mi la ñu fanaan ni ki démb amuñu fu ñu dem ak fu ñu dikk yoon yi tamit daal di tëjoo loole nag indi jafe-jafe bu bëree bëri ay mètre cube yu bëree bëri ñoo wàcc si Ndakaaru Sénégal gi yëpp diggante Ndakaar Thiès Mbour jàpp Diourbel ba yegg sa diwaanu Kajoor ak Bawal ñoom ñëpp nag daanaka si ndox moomee la ñu daal di fanaan ni ki démb li ko waral moo di taw bu métti bi nga xam ne wàcc na fii jawriñ yi nga xam ne mooy wàllum ndox mi nag si biir réew mi ak wàllum assainissement Serigne Mbaye Thiam mu ne jamono ji nag ñu ngi def ay jéego ngir mën a saafara lu ni mel waaye liñ ci mën a jàpp moo di taw bi daa bëri lool te amul woon pexe daanaka si jamono ji nga xamante ni bii mu ngi doon wàcc ngir mën a saafara dëgg-dëgg jafe yi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne ñenn si askan wi ñu ngi ko doon dund Serigne Mbaye Thiam si micro i rajo. li ma bëgg a wax rek mooy jiital sama waxtaan mooy massawu bépp sénégalais boo xam ne bii yaa ngi bëgg a jàll ak ci oto wala ci leneen te mënoo jàll ndax ndox yoon bi dafa am ndox ñi nga xam ne yoon dafa nekk ci seen biir ndox dafa nekk ci seen biir quartier yi ci yoon yi ñi nga xam ne ndox dafa nekk même ci seen biir kër ba dugg seen biir néeg ñu ngi leen di massawu ci turu gouvernement bi yëpp ci turu administration bi yëpp ci turu président de la République ñu ngi leen di massawu di wax rek ne waaye que aussi service su état bi benn toogul maa ngi xalaat d'abord sapeur pompier yi nga xam ne ñoom ñi ngi yore seen ay moto pompe guddi gi yëpp bi muy taw ci ay localité ñu ngi doon pomper tey bés bi yëpp ñu ngi pomper ak yeneen service état yi gouverneurs yi préfet yi sous préfet yi fépp koo xam ne si ñu ngi fa depuis ce matin ñu ngi yónnee rapport bi ñu ngi jokkoo ak ñoom ak maire yi nga xam ne tamit ñu ngi ci taxaw di liggéey ak Sénégal yi nga xam ne yëpp ñu ngi essayé saafara loolu ñu ngi leen di xalaat di wax nekk ne kon boog tooguñu di leen seetaan waaye ku nekk xam na ne am na ay taw yoo xam ne depuis ce matin muy taw su fekkee ne arrêté na lu mat fanweeri minute lay arrêté wala waxtu mu commencé waat soo pompé balaa ngay pare ndox mi nga pompé yàlla ji indiwaat ndox mu ëpp loolu ay jafe-jafe dana am même ci réew yu mag yoo xam ne am na ko dafay am te taw bi dafa lëmbee Sénégal yëpp passé na Sénégal sax parce que pays Sahel yëpp tey jël noo nekk situation boobu ndaxte démb information yi jot ci Agrimet mooy diggante ñaari fan ci mois de septembre bi ba juróom-ñeenti fan ci mois de septembre ndox mu mucc ayib dana wàcc ci réewu pays du Sahel yi gaa ndox moomu baax na parce que ñun ñëpp am nañu yaakaar bu baax a baax ci nawet bi waaye dana am nag ay ci yenn gox yi yoo xam ne dafa indi ay jafe-jafe ñi ngi masawu yëpp ci loolu di leen wax ne ñi ngi xayma situation bi lu mu laaj rek ci matuwaay nguur gi dana ko jël incha allah pour wàññi jafe-jafe yi ak pour dindi fi dox bi. waaw jël nañ ko ndaxte bi nga xamee ne wax nañ ko ñaar def nañ ko li nga xam ne moom lañ duggoon ci alal ci curage canaux yi yokk nañ ko bu baax ren ji président la fi yokk na ko bu baax ci mois de avril la ñu jot information yi ñu def benn réunion interministérielle li ñuy wax matrice d'action prioritaire de lutte contre les inondations
maanaam action urgente yi su ñëwee li nga xam ne moom la ñu war a def ci ay moto pompe dem gas fenn wala dara yooyu daaw mi ngi nekkoon budget bi commencement bi mi ngi nekkoon 1 milliard bi ñu defee réunion interministérielle boobu président daal di d'accord pour ñu def ko presque 2 milliards 1 milliard 980 ba tegaat ci leneen mu yegg 2 milliards kon boog matukaay yi jëloon nañ ko waaye taw bi tey jii situation bi am mooy que ne dafa wër dëkk bi yëpp ba nga xam ne avant da nga daan jël par exemple fenn foo xam ne fii toog na lu mat ñeenti waxtu tawul fekk pompe nga ko mu jeex nga jël pompe yóbbu feneen waaye dafa lëmbee Sénégal yëpp ci localité yëpp ba ci Ranérou lu mat 120 millimètres moo fa daw suñ su Bambabé ñi ngi wax ne ñoom tamit ñi ngi am ndox mu bari loolu moo nekk situation Sénégal bi képp kuy xool li xew ci àddina bi gis na ne fii ci ay réew yoo xam ne ñoo bokk Afrique de l'Ouest am nañ fa taw bu bari bu mel noonu gis nañu benn réew Afrique de l'Ouest boo xam ne bii ci taw bi lu mat 4 fukki nit ak juróom sax tas nañ seen bakkan te réew yu mag yi yenn saa yi danañu am ay taw wala ay phénomènes yoo xam ne yi dana dépasser même seen infrastructure yi am loolu moom moo xew fi mu nekk nii waaye dispositif d'urgence bi ñu jël yëpp ñu ngi koy def ñu ngi koy xayma di wax ak ñi ñu waxal depuis ce matin di massawu encore nit ñëpp. Serigne Mbaye Thiam di jëriñ ji wàllum ndox meek assainissement ndax ndox moom yi wàcc barke la dëgg la naam waaye muccul ci ayib ndaxte am na ñoo xam ne jural leen ayib si Ndakaaru ak Sénégal gi yëpp ayib yooyu mu jur nag moom xel mënu koo jàpp si gis-gisub docteur Benoît Tine moom bi nga xam ne jàngalekat la sociologue la nekk sa diwaanu université Assane Seck bu Ziguinchor nekkoon nga ne ko Alassane Samba Diop si émission bi ñu duppee leer temps si rajo bi mu génnee seq nag waxtaan ak Mamadou Abdou Gueye Kassé nee na juróom-ñaar téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam te bi moom la ñuy nasar ngir mën a xeex mbënn mi doxalinam dafa jàpp ne dafa am lu si nax saay moo waral mu am jafe-jafe yi nga xamante ni bi jamono ji waroon nañ ko weesu maam Abdou Gueye Kassé. mbënn mi fii ci Dakar ak ci biir réew mi doon na li nga xam ni xel mënu ko nangu assainissement bi dañ ko def comme si Sénégal si désert la nekk amul benn saytu bi nga xam ne rek def nañ ko. loolu lee ki koy naqarlu moom mooy docteur Benoît Tine. parce que nit ñi dañuy foog ne tabax daal da ngay ñëw nga samp sa fondation allez nga teg brique après brique pour tabax affaire alors que non y a la voirie qui est importante y a su tawee ndox mi fan lay jaar. doo ñëw rek nga ne dama am tant nombre de milliards pour tabax benn immeuble nga ñëw rek wala pour defar benn tali nga ñëw rek daal di investir sans prendre en compte ces paramètres environnementaux yooyu noonu contexte bi nga xamante ni loolu lu am yoon lu am solo la. parce que soo ko deful loolu moo waral su tawee même su amee 10 millimètres de pluie sax n'est-ce pas Dakar day nekk sous les eaux parce que waaju ñuy loolu préparé wu ñu loolu donc on est devant le fait accompli malheureusement. sociologue bi moo ngi ñaawlu rek ñàkkum suivi bi nga xam ni am na ci milliards yi nga xam ni doon koo dugal ci plan d'assainissement bi. c'est-à-dire que dañuy annoncé convoqué presse bi yëpp nee leen voilà dañuy dugal milliards fii dugal milliards fële na la mais xamuma ndax effectivement milliards yooyu dugal nañ ko foofu noonu mais duñ ko sentir population duñ ko sentir à la place de tabax benn xoolal exemple VDN bi dugal nañ fa ay milliards et milliards mais malheureusement amul voie ay canaux foo xam ne ndox mi mën na fa jaar suy taw pourtant investir nañ fa ay milliards donc je pense que problème bi loolu la amuñu ay bilan mënuñu def bilan ou alors suñ ko defee du am ay sanctions derrière OFNAC génne na fi ay rapport IGE génne na fi ay rapport Cour des comptes waxi noppi mais rapport yi fu ñu mujjee. ci quartier yu bëri fii ci capitale bi askan wi dañuy yeewu ci ndox mi saa bu nawet bi yegsee mu doon ay quartiers yi nga xam ne sax daanaka yenn saa yi xel sax du nangu nit di fa dëkk bu ñu sukkandikoo ci docteur Benoît Tine. ñaawlu nañ loolu noonu le fait que vraiment population yi nekk dans des quartiers flottants ci ay quartiers yoo xam ne c'est des zones inondables loolu complicité population bi la aussi ak complicité autorités yi ñoo xam ne foofu peut-être dañ fa waroon def ay infrastructures ay distractions def ay terrain de foot et cetera mais à la dernière minute ñu jaay ko lotir ko jaay ko donc ay populations yoo xam ne ñoom tamit peut-être amuñu choix peut-être ñoom dañuy gis ne jege na Dakar peut-être dañuy gis ne li ñu leen ko jaayee njëg lu baax la et cetera donc ñoom tamit ñu dugg ci loolu noonu. malheureusement muy jur li mu war a jur. région bu Dakar ñeenti station d'épuration d'eau usée moo fi am muy Cambérène Niayes SSH ak Rufisque si loolu nag ñu boole si juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ni dugal nañ ko ci plan d'assainissement bi malgré station d'épuration yooyu le ak koppar bu am solo bi le mbënn mi delluwul ginnaaw benn yoon.
maam Abdou Guèye Kassé ñu wëttali sa bët gànnaaru réew ma bokki jawe ñoom jamono ji ñi nga xamante ne bi Ndakaaru ngi yooyu ndox mu salte ak pot-potaan yi nga xam ne ñoo fi am ñu ngay bëgg ñoom si ndox mu sell mi nga xamante ne bi mën nañ see jotandi ba man si wëggu ni mu gënee mu ci ayib si forage bi nga xamante ne bi nag sampoon nañ ko fa atum 1982 jamono ji nag ñu ne amal na leen njëriñ lool waaye ñu ngay ñaaw lu baax a baax ñàkk jof ay jéego yoo xam ne moo jëm si yeesal googulee forage waral mu dem fekki leen moom mi nga xam ne moo ñu nekkal si diwaanu Ndar rek li ko wër Momar Aïs Niang àndoon nag Mokhtar Seck. jot ci ndox nekkul ay gént waaye lu ñu mën a teg ay gët la ci bokki jawe di dëkk bu nekk ci département bu Matam sorewul dara ak ci loñ askan wi fi yeewoo am nañu forage bu mag boo xamante ni war nañ cee sant bu baax seeni waajur yu jigéen. forage bi mu ngi juddu ci at 1985 grâce à l'Union générale des travailleurs sénégalais en France avec Sali Ndongo. lu tax ñu indi forage bi c'est que jigéenu dëkk yi dañoo bëggoon def un jardin maraîcher de 4 hectares donc ensuite donc on a ñu sollicité yenn bailleurs de fonds. bokki jawe mooy dëkk bi nga xamante ni njëgub ndox mi ci diwaan bi yépp daanaka fii la gën a yombe. ndox ni ñu koy jaayee fii moo gën a moins cher que li ñuy jaay ci yeneen dëkk bi parce que fii mètre cube 175 francs lañ koy 175 francs pour ñi koy naan maraîchers yi am nañ lu ñu leen koy jaay xaw ma 100 francs la ñi nekk ci borne fontaine bi 150 la alors que boo génnee ci yeneen dëkk yi ñu ngi koy jaayee 300 400 par mètre cube. jot ci ndox moomu ak njëg mu yomb tax na ba ñu mën a amal ci dëkk bi ay activités yu bare yu demee na ko maraîchage. gila forage o fuɗɗi minen kam min joɓata mètre cube o ko 100 francs noon nogas ene newani demowo fof wuro ngo noon yoɓata ko 35 ɗum ɗon noon min mbaɗi ɗum ko hamɓe ɓe mbaɗi min encouragé emin belti e ɗum emin jettaɓe ɗum ɗon. donte nag ndox am na fi askan wi yeewu ci bokk jawe leen rek la ñuy jooy mooy jafe-jafe yi ñu am ngir yeesalaat bureau comité de gestion forage bi te lenn waralu ko lu dul ay xëccoo ci wàllu politique. Momar Aïs Niang ñu dellusiwaat si Ndakaaru xayma bis bi ànd ak docteur Alaaji Mamadou Ndiaye mu ngi xamal ne bisub tey amul kenn koo xam ne faatu na si mbasum coronavirus waaye fanweer ak juróom-ñeent am nañ taw ji yees juróom-ñaar fukk ak benn ñoo wér xayma bis bi ak docteur Alaaji Mamadou Ndiaye. ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def fanweer ak juróom-ñeent ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróomi cas contact. am nañ ci ñaar fukk ak ñeent cas communautaire yi nii lañ tëddee ci gox yi may waaj a lim Géejawaay am na ci ñaar Liberté 6 am ci ñaar Ouakam ñaar Plateau ñaar Pikine ñaar Thiès ñaar Yoff ñaar Jaxaaw benn Gibraltar benn HLM Grand Yoff benn Kër Massar benn Mariste benn Médina benn Mbour benn Parcelles Assainies benn Rufisque benn ak Yëmbal benn juróom-ñaar fukk ak benn si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla àndee fanweer ak ñett ñu nga ci réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb gaaw juróomi fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak ñett ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar cas positif juróom-ñeent junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci malade yooyu wér nañu ba génn ak jàmm ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ñoo ci ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi.
diwaanu Bargny am nañu seen quai de pêche ginnaaw tànki nemmeeku yi nga xam ne jëruñu jor wàllum napp gi ak li nga xam ne mooy tukkee si géej gi di koom mi daan na yeesalaat ak bërëb yi nga xam ne moom lañu fa taxawaloon lu jëm si wàllum napp googee sa commune ba maire bu commune ba si boppam sax dafa bëgg Bargny nekk bërëb boo xamante ni bi day gën a daal di fës si wàllum napp si région bu Ndakaaru si noonee ñaareelu phase bi nga xam ne moo jëm si daal di jox ay moteuru gaal ñi nga xam ne ñoo di nappkat yi tey ngóor gi di si dugal kopparam daan nañ koy doxal Babacar Seck. nguur gi jox na quai de pêche bu Bargny bi nga xam ne dañ ko tabax bees commune bi loolu ki ko jëmmal mooy ministre bi ñu dénk wàllu napp gi. quai bi ñu def ko fii te def ko ci ay bëri yu bëri ci nguuru ak président Macky Sall moom la ñu jébbal maire bi ak commune municipalité Bargny parce que noonu la ñu doxalee concession la bu ñu koy jox parce que dañoo jàpp ni d' abord moom xam na ne démembrement état la kon ñu di ñaan la suñu biir la moom it moo gën a jege loolu mooy décentralisation acteurs yi mën a di dund ak ñoom mën a def li ñu naan toute concession ci gannaaw entre moom ak acteurs yi mu mën ko surveiller. ñaareelu phase programme moteur yi nga xam ne dañ ko subventionné tàmbali nañ ko ci Bargny. ci niveau 20 000 moteurs yoo xam ne ku ci ne day jàppale nappkat bi ci 1 million de subvention may fàttali ni état bi di jënd pour yéen état ministère di jënd pour nappkat bi mooy jëndal boppam ñun dañuy subventionné. ak quai de pêche bi commune bu Bargny am na yéene nekk barab bi jiitu ci wàllu napp ci département bu Tëngéej. parce que fii ci gannaaw am na benn complexe frigorifique bu ñu prévoir fii ci gannaaw ba noppi ci suñu gannaaw nii am na benn centre de surveillance produit de la pêche boo xam ne ni ministère am prévoir na ko fii beneen bi mooy marché bi nga xam ne ni APIX moo koy financé Bargny ñu war ko def fële mu mel ni ku gis yooyu yëpp ndànk-ndànk mais fi ñu nekk nii tey dina doon ci ëllëg mooy suñu ambition premier pôle de pêche du département voire de la région de Dakar. ci atum 2020 bi junni ci ay moteurs yu ñu subventionné ci lu tolloog 1 million état bi dina ko jox nappkat yi. Babacar Seck sa diwaanu Sikicoor jàppale gaa ngay wéy si njaboot yi nga xam ne ñoo jóge si Mbissine ñi nga xam te ne bi toll nañ ci téeméer ak fukk ak ñaari njaboot yoo xam ne dem nañ ci arrondissement bu Niaguis am nañu njàppaleek ñi nga xam ne ñoo di waa Piment di kuréel gi nga xamante ni bii ñooy taxawu dig-digal yi nga xam ne ñoo nekk si frontière réew mi lu toll si 40 millions génne nañ ko jàppale leen si wàllum dund ak nekkin gu gën a mucc ayib Assane Ba. ginnaaw ANRAC ak USAID waa PIMA nekk programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers ñoo indi seen ndimbal jagleel ko askanu Mbissine muy benn ndimbal bu jëm ci ay tool bâche rognier ak yeneen ngir ñu mën a defar seen dëkkuwaay yi boo ko xaymaa ci koppar nag mu ngi toll si 40 millions. ñëw nañu dugg nañ fi duñu fi génne tant que seen soxla yi réglé wul di remercier waale aussi armée xam nañu li ñu fi def ñu nag ñoom la pour di leen dimbali ba finalement activité économique bi yenn infrastructure yi yenn équipement yoo xam ne soxla ngeen ko wax naa fi affaire ambulance ak leneen ñu mën ko def. ginnaaw opération de sécurisation bi may askan wi ñu dellu si conseil municipal bu Adéane mu ngi sàkku njàppale service technique yi ngir ñu mën a def aménagement bi dëkkin yi mën a dëppook jamono. ñaanoon naa ko gouverneur bu ñu jógee ci lii balaa nawet bi di jeex pour que ñu mobiliser les services techniques ñu mën leen defal benn aménagement parce que mënatuñu dëkk comme woon ndax tamit bu ñu bëggee armée bi mën a assurer seen sécurité il faut que population yi bañ a ci dëkk comme ni ñu dëkkoon il y a quelques 20 années de cela. mu am yéen jàppale fukk ak ñetti villages yi bëgg a dellu si gouverneur bi mu ngi sàkku rek ci partenaires yi ñu gunge nguur gi ngir dellu si bi mën a jaar yoon. di leen rassurer rek ne seen xel daal état bi dina leen accompagner ak partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci région bi pour ngeen dellu ci jàmm toog ci jàmm. may woo partenaires yi rek ñu gën a farlu xam na ñu commencé déjà mais nañu gën a farlu pour que ñu yokk seeni doole ci xalaatu état ci doole état pour que ngeen mën a dellu ci jàmm. askanu Mbissine nag chef de village bi ak imam bi ñoo leen teewaloon ci ndaje mi ñoom nag ñaanal nañ bu baax njiit yi nga xam ne taayuñu benn yoon di taxaw ci seen jafe-jafe yi. Assane Ba ñu wutali diwaanu Malika foofee coow moo fa juddoo diggante ñi nga xamante ni bii ñoo doon organiser aj gi nga xam ne mooy am foofu sa Gadianga ak ñi nga xamante ni bii ñoo di waa kër xalif général bu Layeen yi nga xam ne ñoo nekk si diwaanu Malika ndaxte waa kër xalif bi dañoo jàpp ni njaboot gi nga xam ne moo fa nekk sax doomu xalif bi nga xam ne moo nekk si diwaanu Malika jàpp na ni comité d'organisation boobee ni mu nga xam noonu lañ doxalee si ajug daaw gi dafa am loo xam ne dese naa leer si wàllum koppar yi nga xam ne moom la ñu doxalee wala muy sàkk ñu leeral ci ñu def si ab xayma si
si goole koppar tànki nemmeeku ya sa diwaanu Malika ñu ànd seeg Mamadou Lamine Fati. wute bu mag am na ci doxalinu ziyaara bi ñuy def ci Ngadiaga gannaaw bu ñu defee ziyaara bu mujj bile bu daaw njabootu xalif généralu Laayeen jile di wax nañu def bilan bile. ñu defal ren ji Ngadiaga ñun ñëpp xamoon nañ ne du am ndax feebar bi waaye nag nañ ko doxale moo dul yoon kon y a quelque chose qui est louche xamuñu banque ñaata ma fa am mais gestion bi mais xaw ma mais dinaa ko demander duma ko bàyyi mu dem noonu. il faut que je vais demander avec mes frères ñu woote commission bi tim ñëw toog ña yor les trésoriers lañu ñu wax ñu xaalis bi ñaata la fan lañu jëlee xaalis ba fan la xaalis bi dugg ak xaalis bi encore naka la demee loolu ba pare. mbas bile tax na ba ziyaara bu ñu waroon def ren ci Ngadiaga mujjewul am ziyaara googule ñu def ko ngir sargal ku màgg ki taxawal tarixa Laayeen ñu koy def at bu jot ci ëllëg su Tamxarit waxtu googule comité d'organisation gile dina utub koppar ngir ñu mën a defar Ngadiaga ci boppam waaye xaalis googule dañ kaa mujjee luubal suñu sukkandikoo ci doomu xalifu Laayeen bile bi nekk Malika. mais daan nañu am ñu ñuy jox ay 2 millions am na 2 millions yoo xamante ne tag na xamuñu génn na xamuñu génnul depuis 2 ans gi nii parce que mënul dem parce que dañ daan def bu ñu defee Ngadiaga ba pare dañuy jël 105 xaalis def ko ci enveloppe yóbbul ko Serigne Ablaye dañ ko daan yóbbul chaque année mais daaw def nañ ko ci jaxasoo bële passé defuñu ko yëf ya tak parce que moom mooy borom Ngadiaga kon ñaan nga ëgsiwul. jeexi jaaxa am ci waa Malika rawatina ci doxalin bi ñuy def ci ziyaara bi di am ci Ngadiaga kuréel gi yore mbirum organisation gile ñu koy laaj mu def bilan wu ziyaara gile at bi weesu. li tee am aj ji ren di coronavirus moo tax it ay activités yu bëri ñu tàggatee ba jamono ji monument de la renaissance africaine bu Ndakaaru moom tamit dund na jafe-jafe yooyu jamono ji nga xamante ni bi ñu ngi doxal li nga xam ne moo di fegu si mbasum coronavirus te jóge si kilifa yi réew mi boobule bërëm daanaka visite gu bëri dëgg dañ ko daal di tëj loole nag indil na jafe-jafe wàllum comme boobule bërëb waaye teewul tamit ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi di sàmmonteeg li nga xam ne moo fa am waral tànki nemmeeku yi nga xam ne def na ko fa ngir saytu mbir yi ne mu demee dëgg ndey naa si Diop Diouf àndoon ak Moussa Fall. ab tekkaaral lañu ne mekk fii ci monument de la renaissance moo ne de bërëb bi xumb lañu ko xamee woon waaye coronavirus tax na ba mu tëji buntam loolee nag jur na ay impact yu bari ci bile bërëb. waaw xam nga monument de la renaissance africaine dafa nekk bërëb boo xam ne dafay am ay nit ñu fiy ñëw soit ñu ñëw fi pour visiter dugg ci biir statue bi visiter ko wala boog ñu nekk ci suuf wala ci plateforme bi di féexlu di doxantu xale yi surtout di fo di dawal seeni vélo di dugg ci parc sport bi de jeu bi ñooñu malheureusement mënatuñu am boobu animation te loolu quand même lu doy na waar si ñi nga xam ne dañu amoon habitude di am animation bu rëy fii tous les jours bés bu nekk beneen impact bi nga xam ne am na solo mais du ñu li gën a ëpp solo ci ñun mooy biir statut bi dafa daan ñu am ñoo xam ne boo ko bëggee visiter da ngay fay. te li ñu daan fay daan na tax ñu mën a régler yenn problème yi fii ci monument mu toll ci 4 wala 5 millions yoo xam ne chaque mois daan nañ ko am te fi mu nekk nii amuñu ko mais loolu nekkul lu ëpp ci si ëpp solo. yaakaar ni bu ñëpp respecté mesures barrières yi xëy na feebar bi dina gaaw a dem bu demee incha allah activité reprendre normalement. ci ay nit ngay gis ñuy romb ci côté monument bi ñenn ñi pour def sport ña ca des pour doxantu kenn ci ñoom jot naa àddu ci bile mbir moom nee na ànd na ci li nguur gi jël ngir tëj bërëb bi. non xaw ma woon ndax dañ ko tëj de dama jógee Dakar juste ñëwoon fii benn ngénte après si la pare ma ne sama série nañ dem ñu visiter monument bi quoi xool lu fa am après si la ñëw ba fii rendre compte ne dañ ko tëj. de toute façon man benn d'accord naa si quoi parce que comme feebar waa tax ñu tëj ko. benn essence lu baax la si ñun quoi parce que comme nee nañu rassemblement yi la ñuy bañ. njaayum objet d'art ya daan am lu sorewul dara ci monument bi tamit doxatul nam daan doxee bu ñu sukkandikoo ci kenn ci jaaykat yi. moi je n'ai jamais vu ça de ma vie quoi c'est une pandémie qui a vraiment bouleversé le monde quoi. dañuy nekk fii on vit avec quoi avec le tourisme quoi mais depuis Covid bi ñëw ba léegi vraiment gisuñu dara. dañuy ñëw rek parce que bon comme fii des fois y a de la poussière et puis bon des fois ñu ñëw fëgg yére yi toog mais doo gis benn client quoi client moom doo ko xalaat sax
parce que bon ñun suñu liggéey yëpp presque ça dépend des touristes quoi ñi jógee Europe quoi ñëw quoi xanaa résidents yi de suñu xarit résidents yi ñoo ñëw des fois dépanner ñu jël ko quelques produits quoi mais sinon c'est trop durant c'est trop secteur yëpp laal quoi mais ñun ñoo gën a je pense que ñun ñoo gën a dee quoi. ren ji mooy fukkeelu atam bi ñu ko fi sampeeg léegi monument de la Renaissance bi bokk na ci monument yu gën a rëy fii ci Afrique. Alassane Ndiaye moom moo sos kër gi nga xam ne moo di Sonatel atum 1985 ay at a ngi ne nag kenn dégg ko si benn yëngu-yëngu si biir réew mi waaye jamono ji dafa mel ni ñu ngi koy déggaat ginnaaw lettre bu af bi nga xam ne di bataaxal bu af boo xam ne def na jox na ko directeur général bi fi nekk si diwaanu Sonatel jamono ji ngir ñaawlu bu baax a baax yàq gi ñu bëgg a yàq antenne satellite bi nga xam ne moo nekk si diwaanu Gàndul waral mu ñu koy xamalaatal di ñu xamal kan mooy Alassane Ndiaye Maxtaan Nguer. nekk na juróomi yoon ministre ci nguurug Abdou Diouf Alassane Ndiaye moo taxawal kër gii di Sonatel jiite ko ci diggante bi mu ko sosee ci atum 1985 ba ci atum 1988 li ko tax a génnaat nag mooy antenne satellite bi nga xam ni moo nekk ci Gàndul ci diwaanu Sébikotane dafa jàpp ni Sonatel dafay def loo xam ni mën naa yàq antenne bi loolu sax waral mu bind ki ko jiite ab leetar ngir naqarlu ko antenne Gàndul bi doon lu mu xam lool. bi ñuy def Gàndul at yooyu sax am na réew yu bari xamuñu woon lan mooy télécommunication par satellite donc ñun ñoo jiitu ci réew Afrique yépp bi jël décision dañuy tabax antenne bu mel ni Gàndul antenne boo xam ne téléphone bi day jaar ci antenne bi après jaar ci satellite ñu saaw ko bitim réew mu def fépp. Gàndul mooy bi xam ne africain yu bari ma waxaat ko. ak Sénégal yi bay dañ ci profito pour xam métier télécommunication par satellite am na ñoo xam ne dañuy jógee ay Libéria ay Sierra Leone Congo Gabon même Zaïre qui est devenu République démocratique du Zaïre ay Mali ak faneen pour ñu farmer leen Gàndul ay ati at. muy antenne bi njëkk a yombal wàllum jokkoo ak jokkalante ci Sénégal. li ñuy wax Jeux olympiques de Munich. ñi gën a nekk mag ñëpp xam nañu ko en 1972 Gàndul moo tax la wax Sénégalais yi participer directement di xool en direct Jeux olympiques de Munich te Sénégalais yi tamit participer ni ay événements yu bari ndax Gàndul ay Concorde premier vol yi mu daan def ak tamit ay événements yu bari yu amoon Afrique ak Europe ak Asie Sénégalais yi ñu ko doon seetaan ci Gàndul. Gàndul moo tax ñu lancé télévision nationale départ bi sax dañu waxoon ne dañuy profiter ci Gàndul mais après dañuy arrêté télévision mais démarrage boobu ba kenn arrêté wul télévision te Gàndul moo taxoon. tey jii ak xarala yu bees yi génn ak antenne satellite yu yees yi li muy sàkku mooy ñu taxawal ab musée ngir mën faa aar lii di antenne Gàndul. xëj na sax mën nañoo dem benn antenne bi dafa màgget day indi problème. ay réparation yi kii mais yooyu yëpp mën nañu ko entretenir réparer panneaux yi def comme ni ñuy def ci yeneen dëkk yi mu di France mu di ay boo demee ay dëkk boo demee Pérou ak yeneen dëkk ci Amérique du Sud ak Asie am nañu antenne yi mel noonu mais la ñuy def dañuy def espèce de musée pousser xale yi ñu ñëw di ko visiter di xool pour mu pousser leen ñu def métier technique ak métier lié à la communication. jéem nañoo jokkoog ñi yor kàddu kër gii di Sonatel lii lañ ñu tontu. nekk na loo xam ni dafa màgget ba tax tey amatul benn karange loolu moo tax ñu war ko wekki ngir aar askan wi jël nañu matukaay yépp ngir ñu mën a démonter partie yi nga xam ni yàquwul te loolu dina tax ba ñu mën ko monter waat feneen ngir ñu mën a sauvegarder site bi. Maxtaar Nguer Babacar Fall ak Moustapha Guèye si nataalub Alassane Ndiaye beneen nataal di bu Ibrahima Guèye góor gu am la juróom benn fukki at ak juróom-ñeent moom nag bu fekkoon dafa nekkoon ci fonction publique jamono ji war naa dem à la retraite waaye nii bëggut a toog fas te ay loxoom ma waral moom tamit mu nekk koo xam ne mu ngay bay waaram bu baax a baax si wàllum liggéey ni muy def moo di jël ay matériel wala bon ay jumtuwaay yoo xam ne moom la ñuy jëfandikoo si biir kër yi ñu yàq mu koy defaraat ba mu baax mu cat ayib di ko jaay am nataalam ak Abdourahmane Di. Ibrahima Guèye ñu gën ko xamee ci Baye Guèye ngi yëngu ci liggéey bi niki juróom-ñetti at Grand Yoff la taxawal place am muy carrefour bu muy récupérer ay matériel yu muy defaraat yu ci bëri balaa mu koy jaayaat
li waral li yëpp nag moo di ñàkk liggéey. ñàkk liggéey rek moom amul liggéey moom lu ne saxel dana ci nekk waaw moom lu ñu faraatoo rek waaye du liggéey boo xam ne bii bu am dooleel daal dama amatul xaalis bu commerce moom xaalis a koy def waaw bu commerce gi yàqoo foog nga seetu leen loo def rek. avant góor si boutique am la yoroon ca Fuuta boutique bi daanu loolee indi ko Ndakaaru ngir muy jaay ay accessoires yu muy jëndee si tuurkatu mbalit yi. matériel yi daal mu ngi jóge ci ñi tuuri mbalit mi waaw ñooñu daal ci lay jóge mooy maanaa ñi bale ñi oto yi tuuri mbalit mi ñooñu ñoo koy récupérer di ko indi waaw di am yoo xam ne ñoo ñu koy jaayaat waaw dama koy jënd ci ñoom ak ñi nga xam ne ñooy wër ferrailleur pousse-pousse yi wër ferrailleur waaw ñooñu tam dañ jënd ci ñoom. ay décodeur ay onduleur ak it ventilateur loolee lépp di ay matériel yu muy defar di ko jaayaat diggante 300 francs jàpp 1000 francs. waaye mu ne bu dee bekk ay 300 ba 500 mën koo jënd waaw am na ci yeneen nag yoo xam ne comme kii décodeur yeeg yooyu ay 1000 francs téeméer 1500 yooyu. niki bu virus bi feeñee ci Sénégal ngóor si nga xamante ne ay atam ngi toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent jaayatul niki nu mu daan jaayee dara marchétul. moom am na bu njëkk daal moom tànne woon na waaye temps yi moom dafa taxaw moom tem moom. waaw am nañ ci yëngu waaw bari nañ ci yëngu de bari nañ ci yëngu day dox ak taxaw nag waaye temps yi moom daa taxaw moom. loolu moom léeg-léeg nga xëy sax doo soxi léeg-léeg nga xëy doo jaay benn dërëm waaye nag léeg-léeg nga toog ñetti fan doo jaay. tey jii xaarul dara ci kenn li ko gën a soxal mooy njaayam gi nga xamante ni bëgg na mu dox. ne xanaa jaay muy jar rek bu dee loolu moom waaye moom xam nga du métier boo xam ne bii métier bu kii la moom boo jaay mu jar daal kooku moom dana la neex ndax da nga am dara di ko jaay mu jar rek te amul benn emmerdement itam nag waaw ndax sa heure bu la neexee ngay xëy heure bu la neexee nga wàcc. Ibrahima Gueye wala ñu ne ko Baye Gueye yemul ci jaay ay accessoires maanaam xeetu matériel yu muy jëndee ci turkatu mbalit yi dafa jël itam ay barigo yu muy soppi ngir mu doon ay four. jaajëfal ko moom Abdourahmane Ly jaajëfal leen mbokki teelu bi fii la njëkkatee jotaay bi la xibaar gënaan jotaay yi 18h45 si kàllaamay wolof ma leen si jox dig daje 19h45 si kàllaamay nasaraan ak Osman Monique Sagna jaajëfal leen mbokk yi nga xam ne ñoo fari ci xarale gi ba jàpp si xibaar yi ba mu yemb xibaar day wéyandi si www.media.sn ñu yend ak jàmm.